waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ñu ngi fii ci seesu ànd sàmm jikko yi tey di altine incha allahu taala di ñaar fukki fan ci weer wi ñu nekk di weeru décembre xam ngeen ne le 22 décembre incha allah muy gannaaw ëllëg la ànd sàmm jikko yi war a yëkkati projet de loi bi jébbal ko député yi nga xam ne ni ñoom ñoo koy porté ngir yóbbu ko assemblée nationale. ñi ngi fii nag tey doon amal réunion ci dernier réglage yi di ànd ak suñu coordinateur Ababacar Mboub mu indil ñu ay leeral ci liggéey bi fi mu toll ak bis ba nga xam ne moom la ñu war a déposer loi bi muy àllarba ji ñu dëgmal di mercredi le 22 décembre liggéey ba nan lay tëddee ca bis ba ak nan lañ ko bëggee ba nga xam ne mbokk yi nga xam ne ni yëpp ñu ngi seetaan ñi sori ak ñi jege ndax fi mu toll nii 45 départements yëpp ci Sénégal ñi ngi ñuy déglu ñi ngi waajal bis bi waaye tamit ñu bari ci sénégalais yi ñi ngi déglu di waajal bis bi dana baax kon ñu wax ak sénégalais yooyu yëpp moo xam ñi ci biir réew mi la wala ñi ci bitim réew le 22 nan la déposer projet de loi bi nar a tëddee waaye jéego yi nga xam ne ni amal nañ ko ci moo xam ci côté kilifay diine yi la wala ci côté kilifay aada yi jéego yooyu noonu la yan jéego la incha allah sëriñ Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Cheikh Makhtar maa ngi lay fay. di nuyu waa Sénégal yëpp. jiital ci itam suñu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñëpp jigéen góor mag ak ndaw ànd sàmm jikko yi mi ngi yëkkati woon ab liggéey boo xam ni léegi mu mat ñaari at ci ginnaaw mu jëmoon ci lu ñuy wax une question de société mbir moo xam ne ñëpp la bokk ñor te yitteel ban ci doxee jéego yu ñu ci doxoon nag umpul askan wi ndax mbooleem kuy sénégalais rek ak foo mën a nekk ci gox yi ni ñu séddalee réew mi ci département yi waa ànd sàmm jikko yi dem nañu fa fekki leen waaye jaare ko ci kilifa yi tamit dem fekki kilifa yi waxtaan ci ak ñoom diisoo ñoom ndax réew mi nag Cheikh Makhtar réewu kilifa kilifteef la itam bi ñu jógee ci loolu bàyyiwuñu kenn ba léegi nii rek ñoo ngi jokkoo ak waa usu yi njabootu roi du Sud léegi nii rek ñoo ngi jokkoo ak secrétaire particulier bu cardinal bi ak itam ki ñu boole loon abbé Alphonse bu Grand Yoff noonu yi tamit la ñu demee ci kilifa diine yëpp bi ñu noppee ci proposition de loi bi nga xam ni tëgg nañ ko ba noppi dem nañ seeti xalif généraux yëpp sàkku ci ñoom ngir ginnaaw ay ndaw lañu te dañ doon liggéey tey liggéey ci seen ron ñu yëgal leen bis bi sàkku ci ñoom ñaan waaye wax leen it ñu ñëw teewe ci bis bi yëkkati proposition de loi bi teg ko ci loxo yi député yi wa illa képp koo xam ni tamit xam nañ ni ñu ci bari ci ñoom ay mag lañu am nañ ay calendrier yu chargé lool bu fekkente ni am nañu lu leen tabj bu leen labit ñu yebal njaboot koo xam ne ñu teew ci seen tur ndax képp koo xam ne bàyyi koo ci ñoom rek rëy na ci ñun rëy na ci sénégalais yi loolu bi ñu ko defee ba noppi def nañ ko bàyyiwuñu fenn def nañ ko ci kilifa diine yëpp dem nañ seeti leen bi ñu jógee ci loolu yi tamit bind nañ bataaxal saisir l'autorité administrative muy le préfet de Dakar ginnaaw dañuy dem ci barab boo xam ni barab la boo xam ni institution la te ànd sàmm jikko yi ay nit ñu responsable kilifa yi jox leen seen kàddu ci fànn bi nga xam ni ci lay yëngatu sénégalais yi am ci ñoom yi tamit yaakaar ak kóolute lépp lu ñu def it dañ koy teg ci yoon moo tax ñu informer l'autorité administrative préfet woo na ma en personne ñu waxtaan ci loolu ba sànq lay jugee commissariat bu Rebeuss vraiment di nuyu commissaire bi di leen jaajëfal ak lieutenant bi nga xam ne moom moo doon entendre vraiment ay nit ñu baax ay nit ñu yaatu ay nit ñu bëgg réew mi kazalika it day dellu ci ba ci seen kilifa muy le préfet de Dakar vraiment muy nee na ku rafetlu ànd sàmm jikko yi day nee na partenaire am lañu donc dañuy fas yéene liggéey ak ñoom incha allahu rabbi kon démarche yi ñu waroon def yëpp def nañ ko ngir nekk ci li ñuy wax légalité bi loolu jàllee yi tamit incha allah bis bi Cheikh Makhtar le 22 ci laa doon bëgg a ñëw bu loolu weesoo nag ci wër ci kilifa yi dem ci kilifay aada yi yëgal leen bis bi informer leen léegi nag mu des bis bi muy àllarba le 22 loolu tamit nan nga ñu ciy ñëwalee ci nan lañ koy doxalee ndax day mel ne le 23 bi Sénégalais yëpp génn
ñëw wuy si ñu nga xam ne fu waay bàyyeekoo am nga accès ñëw pour ñu ànd dem assemblée nationale wala dafa am nu ñu koy tëralee nu bokk la na woon 23. waa Cheikh Makhtar ñoo ngi masawu Sénégal yi. te di leen jégalu yi tamit ci bëgg gi ñëpp bëggoon nañoo fekkee ci ndaje ndax sénégalais yi liñ ci jot ci ay écho yëpp kenn ku ci nekk boo sañoon yaay yëkkati proposition de loi bi ñoom ñëpp a bëgg a màbb fi mu nekk nii ñoo fekkee si ko waaye dañoo sàkku te ñaan ci ñëpp ni nañu seet association yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk ànd sàmm jikko yi ak département yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ñooñu muy 46 diaspora bi ñii rek ñoom ñooy doon ñuy ànd dem yóbbu proposition de loi bi ndax bëgguñu mu déborder ñoo ngi wax ak préfet li ñu wax ak moom mooy duñ ëpp 200 personnes loolu nag moo tax ñi nga xam ne am nañ ci yéene yëpp dañ leen di wax ni kenn ku ci nekk na taxaw rek te déglu ñu te kenn ku ci nekk it yokk ay ñaanam waaye mbooloo mépp mënuñoo daje buntu assemblée nationale ba tax na kilifa yi ak responsable yi nga xam ne kuréel bu ci nekk bañ nañ ko ba nee nañ kenn rek la ñuy may mu ñëw teewal kuréel boobu. maanaam su ko defee association bi yëpp ñooy ñëw. mais association bu ne ki ca bopp. ka ca bopp ba mooy ñëw wa illaa seen directoire ku ñu tànn mu teewal leen ñooñu rek ñoo koy teewal. kilifa diine yi nag bu ñuy ñëw xam nga ni am na ci xalifa yoo xam ni nee nañ danañ ñëw teew bu ñuy ñëw nag ñoom faaw danañ ànd ak seen njaboot lu mat 2 ba 3 nit. léeg-léeg sax mën naa romb loolu tuuti waaye kon ñii rek ñoom ñooy ñii yóbbu proposition de loi. incha allahu rabbi nag institut islamique la ñuy daje wala ñuy départ incha allah 14h. bu ñu sëlmalee tisbaar rek. départ danañ fekk député yi génn ci biti taxaw di ñu xaar. loolu nag ñoo ngi itam wax dëgg di jaajëfal ak ndokkeel mboolem député yi nga xam engagé wu nañu. ñi nga xam ne nangu nañu ni moom nañu jël seen tur ak seen sant fésal ko ba ñu xam ni askanu Sénégal xam ne ñoom ñoo ngi ànd ak askan wi ci mbir mi. ragaluñu ci pression ragaluñu ci dara. loolu yooyu député ñoo ngi leen di ndokkeel. actuellement ñoo ngi toll ci 14 députés yoo xam ne si. yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar. yu bokk ci opposition bi ak yu bokk ci non inscrits yi fu ci nekk am na nit ñu volontaire jóg ni ñoom ñooy porté kii bi. kon danañ gis ni Sénégal gépp la. bu ñu demee ba jébbal leen ko nag teg ko ci loxo yi kilifa yi ñoom ñooy suñu kilifa ñoom ñooy jébbale proposition de loi suñ ko jébbalee nag danañ taxaw incha allahu rabbi kilifa ya wax seen kàddu député yi dugg ci biir assemblée ndax assemblée institution pour nga dugg fa loolu dafa leneen mu laaj bu dee mbooloo su ko defee ñoom bu ñu dem di déposer indi laaj ñu accusé de réception bi ak enregistrement bi ñu taxaw presse bi yëpp jël ko su ko defee ñu sant leen ndokkee leen gërëm leen nag délivrer suñu message jëmale ci askan wi ci taxaw temm ñu xam ni nag agsi nañ ci njeexital gi ak cappaandaw gi kon li ñuy xaar te doon ko xaar tey jii desul ci lu loxoy député yi ginnaaw bu nekkee ci loxob yàlla askan wi li ñu waroon a def nañ ko ànd sàmm jikko yi li mu waroon def te mënoon koo def it def na ko ba pare léegi nag yëf yi moom mi ngi ci loxoy député yi nga xam ni député yi nga xam ni ñoom lay lim seen tur mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo jóg ni danañ porter loi bi duñ yem ci ñoom dañ koy voter rek waaye ñoom ñoo ko yóbbu ci assemblée ba noppi taxaw ci seen kanam yi moroom yi député layal défendre ko pour ni leen kaay lañ koy voter ku ne xam na ni ca tàmbali ga ba léegi Mamadou Lamine Diallo mi ngi ànd ak ñun ci loolu wax dëgg ñoo ngi koy delloo ci ko ak honorable député Aliou Souaré moom itamit ñoo ngi koy ndokkeel di ko gërëm ci taxawaayam ak député Cheikh Bamba Dièye ñu gën koo xam ci Cheikh Habiboulahi Dièye ak député Moustapha Mbamba Guirassi ak honorable député Mame Diarra Fam ak honorable député Aïssata Sabara ak honorable député Cheikh Abdou Mbacké ak honorable député Astou Mbacké ak honorable député Abdoulaye Wilane ak honorable député Fanta Sall honorable député Ali Yaman Ndaw honorable député Yahya Sow ak honorable député Adja Daba Diouf
kon mboole seen yi député yëpp ñoom pare nañu ñooy porter proposition de loi bi yóbbu ko assemblée. waaye ñu dul ñi nag bari na yeneen député yoo xam ni ñoom nee nañ moom porté wuñu waaye ñoo nga taxaw assemblée. bu ñëwee yëkkati nañ seen loxo ba noppi buy accès rek ñu ni wiiw kon lii moom mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a leeral. askanu Sénégal ni leen ànd sàmm jikko yi daal mi ngi tàllal loxo askanu Sénégal gépp ci xam ni réew mi sunum réew la ñoo ko bokk kenn ëppale wu fi kenn ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañ te kenn ku ci nekk ci ñun it jàpp nañ ni le meilleur du Sénégal képp nga bëgg waaye nag àdduna nii mu nekk tey la croisée des chemins am ay nit ñoo xam ne am nañ ay gis-gis ne ñoom seen gis-gis mooy gis-gis bi ñëpp war a gis seeni bëtit ñëpp dañ koo war a jéem a jël di ci xoole seen taxawaay la ñëpp war a taxawee waaye seeni valeur ak seen mbatit dafa war a doon ay valeur universelle loolu Sénégal dana ci def exception ñun dañoo am suñu démb dañoo am suñuy valeur dañoo am suñu mbaax dañoo am suñuy jaar-jaar yoo xam ni doy nañu te doyloo nañu ko kon nag du ñu bàyyi kenn muy jóge fenn ñëw di ñu imposer ay loi yoo xam ni loolu lañu war a tënk suñu askan dañuy wax toujours ni les normes juridiques émanent des normes sociales kon askan wi li ñu xam te gëm ko te di ko dund bu ñuy tëgg ab loi ca loola la ñuy roote ngir mu mën caa ball ndax ci ñoom lañ koy defal te it ci ñoom lañ koy appliquer kon lii rek moom moo doon dëgg jubluwaay bi te nit ñi nañu xam ni ànd sàmm jikko yi askan wi rek la fi nekkal gis nga loi bi ni ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass vraiment ma dolli ko sant bu baax déclaration bi mu ci def loolu rek moom mooy xalifa bu leew na ñeseen loolu mooy li war xam nga li tax Sénégal bu ñu jëlul loi bi ku ne xam na ni Sénégal yi dañoo bañ am góor jigéen kon bu ñu gisee lu mel noonu ñoo jóg fajal ko seen bopp kon pour bañ anarchie boobu am ci réew mi dañoo war a teg loi bi ba ñu xam ne ñëpp dañuy mujj soumettre ci justice bu dul loolu justice populaire wala vindicte populaire mooy am te loolu instabilité lay indi ci réew mi ak trouble à l'ordre public beneen bi ci des si tamit ñun warteef la ci li nu jot ci ndono lu baax ba tey ku ne naan Sénégal la fa nekk ci mbaax ñun amuñu droit ci jox suñuy doom lu yées li ñu jot kon faaw ñu protéger suñu njaboot ji waaye beneen bi ci des si tamit ñun ñi fi nekk ñëpp moo xam catholique bi la moo xam ñu nekk ci bois sacré bi moo xam ñun ñii di ay jullit te gëm yàlla muy suñu kilifa ñu nangu li yàlla def ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni moom la yàlla yónni ci ñëpp te moom la yónni ci dëgg ñun dañoo gëm ni bàmmeel la ngi ñëw kon nag luy jar sanction yi yàlla loolu duñ ko jënd ay sanction économique wala yeneen i sanction kon lii rek moom mooy motivation ànd sàmm jikko yi askan wi ñu xam ko xam ni it combat bi lii lenn la ci rek waaye incha allah lépp lu yàq jikko rek loolu bu soobee yàlla danañu ci dégg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon dégg ngeen ko mi ngi noonu defe naa li ma ci jukkataat ak ci biir leeral yi mu indi mooy wane ne le 22 bi le 22 wu ñi ŋànk association ànd sàmm jikko yi la ñi nekk ci biir woote nañuy woote woon nañ le 23 pour sénégalais yëpp kenn desul ñu woote waat le 11 bii ñu génn le 11 décembre pour presse bi la woon woo presse bi wax ak ñoom mais woote bii nii mi ngi jëm ci ànd sàmm jikko yi ñi ko ŋànk kilifa yeeg ñi nuy yebal ñoom la ñu woo ngir lan dañuy dem ci ay responsable lañ bëgg ñu dem te ñëpp sax ci sénégalais yi wala ñu nekk ci ànd sàmm jikko yi ay responsable lañ mais wala fay wax ne tàgg bu nekk am na jàppal ma di wax la ngir bañ désordre am ngir bañ pëccëxoo am moo tax ñu tëggee ko noonu nga xam ne ku nekk ni ko sëñ Babacar waxee dañ lay jéggalu ci sénégalais yi ndax sénégalais yi bu ñu sañoon bis ba ku ne dana ñëw wane ak mbañam jëm ci ngóor jigéen waaye wane bëgg gi mu bëgg député yi nga xam ne moom la yebal assemblée ne leen amuñ soxla bu nu gën a ñor ne soxla bii nii mooy soxla boo xam ne sunu avenir ci wàllu jikko ci luy ñàkk sunu réew daf cee aju ku nekk boo sañoon da nga ñëw fésal sa bëgg-bëgg boobu noonu waaye mënul ñàkk moos am ñoo xam ne ni ñoom la ñuy jiital rek doyloo leen incha allahu taala du ñàkkaat nag après ndax mbir yi bu duggee it dafay am suivi ñu ngi koy topp du ñàkkaat beneen bis boo xam ne ànd sàmm jikko yi dana ko woote boo xam ne sénégalais yëpp la ñuy waat bu boobaa ku nekk mën nga ñëw waaye le 22 bi incha allah ca fële di grande mosquée institut islamique fa la ñuy dajee jullee fa tisbaar
ci délégation bu organisé wu comité yi booba léegi ñu ngi ciy waxtaan ci ay badge ak pancarte yanuy yor ak tout ça ni muy tëddee lu ci nekk ca bis ba bu ngeen ñëwee da ngeen ko gis ñuy ñaan rek ku ñëw na nga fekk ñu organiser nga ànd ca noona dimbale ñu ci koo xam ne gis nga ne man nga dem ndax organisation bi laaj na ko ci badge yaag la ca aju nga dem koo xam ne gis nga ne mënoo dem sa yéene mat na boo ñëwee ba ci bërëb rek sa yéene mat na rawatina sax boo xamee ne jarul ngay déplacé wu bu fekkee bokkoo ci ñuy jiite kuréel yi loolu lañ doon wax di ko jukkat rek ci biir waxam li ci des yëpp suñu coordinateur leeral na ko fi ñuy daanelee nag mooy sàkku ñaan ci sénégalais yëpp rawatina nag sëriñu daara yi maa ngi leen di sas wàcce leen i kaamil def leen i dog ngir yàlla ak loi bi waaye ngir yàlla ak ñii nga xam ne ñoo nekk ci bopp ànd sàmm jikko yeeg ñi ci biir yëpp di liggéey ndax mbir yi nag amul lenn loo xam ne nii mi ngi ci lu dul rek xasbunallahu wa ni'mal wakil alladina qaala lahum nnaasu inna naasa qad jamau lakum faxshawhum fa zaadahum imana wa qaalu xasbunallahu wa ni'mal wakil ba ànd sàmm jikko yi dooree ba léegi loolu rek moom mooy sunu gàllaay mooy attention nangam gépp yàlla waxoon nañu démb ci alquran yeneen bee ki gaayam loolu lañ doon dégg attention inna naasa qad jamau lakum danañ leen fexeel faxshawhum daf leen attention suñu borom nee na fa zaadahum imaana loolu daf leen a yokk détermination yokk leen gëm-gëm yokk leen i jéego ngir li ñu bëgg ñu utali ko lan moo tax mooy dañoo xam kiñ ko séqal muy suñu borom moom rek a mat a ragal moom rek a mat a wéeru moom rek a mat a yaakaar moo tax xasbunallahu wa ni'mal wakil ba loolu amee nag fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un amul lenn lu cay juddoo lu dul rek yiw kese lay doon loolu nag li ñu ciy gunge te boobu ba léegi moo ñu ciy gunge mooy seeni allahuma bu ko kenn xeeb muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen ku ci nekk na def allahuma ngir sunu jikko yi ñu bëgg a sàmm yàlla sàmmal na ko Occident bi amuñu benn doole lobby yi amuñu benn doole inna kayda shaytaani kaana daifa pexe rek te pexe lu faible la naay wax ne néeweeg duuf du benn dañoo néewi rek mais duufunu anna al quwwata lillahi jamia doole kenn yoro ko dul yàlla pas-pas boobu nag moo fi nekk ba tey te mooy wëy di fi nekk waaye seeni allahuma jàppale ne moo koy gunge jarul kenn di am benn ragal wala benn tiit naan noo amu ci yàllaa fi ne ñi nuy ragal ñëpp bis day ñëw ñu takk leen ba ñu dëgër dugal leen ci bàmmeel ke leen fay dugal koo ko mat a ragal te ñun loolu la ñuy sóoraale boobu ba tey ba fii ñu toll nii ku ne ci nun càngaayam ak la ko war a toppatoo lem na ko denc kuy sóoraale bàmmeel doo ragal leneen lu nekk ci ginnaaw bàmmeel ku jaasi rayul leneen moo lay rey loolu dana baax ñu fàttali ko sénégalais yi ngir wane ne détermination sénégalais yi dara mënu ko téye te amul ragal amul dellu ginnaaw amul dara dafa am lu ñu sàmmal bañ jot ci mu jig nu baax lool ci nun loolu dañ ko war a sàmmal suñuy njaboot ak suñuy sët lii dong la du leneen di leen sant di leen gërëm jërëjëf sëriñ Babacar Mbuub jërëjëf waa ànd sàmm jikko yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu